dañu war a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax li tax ñu war a sant yàlla mooy 1960 la ñu am indépendance Senghor moo njëkk a doon suñu président de la république mu bay waar Abdou Diouf jël bay waar Abdoulaye Wade jël bay waaram donc ni moom nag moom xawoon nañu sonn nag moom de sonn nañu wax mu ma am la nekk yàlla def 2012 ñëw ñu am président bu ñuy wax Macky Sall ñun ñi fi teew ñépp suñu waxee ak suñu tëraayu bàmmeel mën nañu wax ni wax dëgg yàlla président bu mel nii ñu ngi koy soog a am président bu mel nii ñu ngi koy soog a am lu tax xam nga responsabilité mbubb bu ñu lay solal la mën nañ ko solal ku nite mën nañ ko solal ku nitegul Hitler deful coup d'état dañ ko fal en Allemagne historien yaa ngi wante ndekete bañ koy fal musiba lañu fal ba guerre bi ñu indil muy deuxième guerre mondiale am moo tax li jar a ñaan mooy képp ku ñu war a fal dañu ñaan yàlla muy ku nite ndax bu xasee falu kat diir ba mu fay toog dina jafe nga man ci dara yàlla defal ñu sutura 2012 bi Sénégal méttee ba métti yàlla indil ñu président Macky Sall bim ñu fi indilee lan la def dafa seet jafe-jafe sénégalais yi ndax Sénégal ñett yii ñoo ko yor baykat sàmmkat nappkat loolu mooy suñu société ay baykat lañu wala ñuy ay sàmmkat wala ñuy nappkat rek bi mu indee plan Sénégal émergent dafa jël ñetti secteur yooyu dooleel leen ngir askan wi jariñ mbay mi lan la ci def imam Déthié xam ngeen ko Sénégal lan la ñuy gën a bay gerte googu bi muy ñëw 2012 dee woon na ña ca daan yëngatu as néew te amuñ ci lu bare saa yu ma see jaay seen gerte boo impayé lañ daan jox maanaam da ngay bay sa gerte ñëw joxe ñu la demal am sa boo ngi nii nga toog at duñ la ko fay président ni loolu dina dakk li muy dakke mooy première chose dina indi jiw bu baax ndax gàncax pour nga mën cee am dara su sa jiw baaxul la ngay récolter du baax mu fekk Sénégal am 6000 tonnes de semences certifiées mu wut ci ay pexe ba am 55000 tonnes de semences certifiées ci gerte jox ko baykat yi ñuy bay loolu moo indi résultat yi ñu am nii ren 1,410,000 tonnes gerte Sénégal mës koo am mu ni njëgu gerte gi 210 c'est moo waxoon du wàcc de lu tax mu wax ni du wàcc ndax ci àddina bi gerte dafa bare ren Chine sax ma daan jënd gerte fii dafa bay lu bare Inde bay lu bare yeneen dëkk bay lu bare njëgu gerte gi wàcc mu ni man sama réew dëkk 210 yi du wàcc kon ñooñu doon bay gerte li gën a néew di nga ko jaay 210 francs te boo tegee ñu fay la sa xaalis amul bon impayé loolu la def ci gerte li nga xam ni moom la njaween yeeg imam Déthié Seck mi di dunde muy ceeb
Sénégal dafa mas jëgaani ceeb at mu jot ñaar téeméeri milliards la ñuy jël dem bitim réew jënd ceeb ngir imam Déthié ñawee ni am lu ñuy lekk ñaar téeméeri milliards président ni ñaar téeméeri milliards yooyu waay xaj na ci suñu économie nañ ko bay fii xaalis boobu ñu jënde ko ci sénégalais yi koy bay mu wax autosuffisance en riz maanaam bëggatuñu ñu jëggaani ceeb 2012 bi muy ñëw 400 000 tonnes de riz la Sénégal daan produire ren ji produire nañu 1 million de tonnes ceeb bay ko au nord fleuve Sénégal bay ko au sud dans l'Anambé wante li ci bees nag mooy saalum yi léegi dañuy bay ceeb dëkk ñoom Ousseynou lu tax président dafa wut jiwu boo xam ni ceeb bi ci taw bi lañ koy bay loolu am na ndekete ñu bëri dañ yaakaar ceeb ci ndox lay juddu màgg ci ndox am ay doom ci ndox ñu góob ko ci ndox déedéet am na variété ceeb boo xam ni da ngay bay sa gerte fii bay sa ceeb fii taw suñu boroom màggal ko ba nga mën koo góob loolu tax ñu am 1 million de tonnes bii su doon téeméeri tonnes la ñuy bay ci Sénégal juróom fukki tonnes yeeg juróom yépp mi ngi jóge ci mbayum taw kon président mi ngi lijjanti ci loolu ñiy bayum noor légumes téeméeri junni tonnes la ñu exporté bu yàggul te mosuñoo exporté lu ëpp ñaar fukki 25 000 tonnes ñaar fukki juróom junni téeméeri junni tonnes kon kooku mu ngi toppatoo baykat yi beneen branche bi des muy sàmmkat yi bërki démboo Njaay gis ngeen président bi mu demee Kolda journée nationale de l'élevage gis ngeen xeetu nag yi commencé am ndax dafa yónni ministre Aminata Mbengue Ndiaye Brésil yóbbu ko France yóbbu ko fu ne ni jiw xeetu nag yooyu ñu am tey def meew bu bare la ñu bëgg ñu indi Sénégal moom la ñu commencé implanter indi ay usine meew ndax Sénégal day jëggaani meew mu bare mooy meewu fa ndax bi ñuy gis waay suñu nag yi nga xam ni bu nawetee boo duggee ci àll bi suñu mbokk sàmm yi dañuy ratt seen meew di ko tuur président ni loolu la bëgg mu takk ñu koy collecté di ko transformé di ci defar fromage di ci defar meew kooku mu ngi jàppale sàmmkat yi. ranch de Doli 1960 ba léegi ñu ngi doon ñaan ku leen ko muréel président yi fi jàll yépp mënuñu koo def président Macky Sall jël 125 kilomètres clôturer leen ranch de Doli def fa ay forage pour seeni nag di naan kooku mu ngi jàppale sàmm yi ñoom li ñu wax moom la ma chef de village di rappelé nee nañ ñoom caution bi président di joxe pour ñu falaat ko 2e mandat ñoom dañal nañ ko ba pare pour jox ko waaw suñu mbokk nappkat yi tam lim ci def monsieur le maire Albé ñaar fukki milliards la jël jox ministre de la pêche ñaar fukki milliards ni ma borom gaal buy jënd moteur joxal ma ko 1 million muy ñaar fukki junni moteur ñaar fukki junni gaal indépendance ba léegi mosula am mu ni ma ah waaw benn waaw ma ngoog waaw président dugal na fi 200 moteurs département de Fils mu ni sax yéen ñii suñu mbokk mool yi yéen ñii dem gët yi yéen ñii dem géej dama bëgg bu ngeen demee géej waay ngeen dellu si bëgguma ngeen des géej ñu ne ko président lu ñuy def mu ni dee leen sol gilet at mu jot mu ni ministre de la pêche commandel ma ñaar fukki junni gilet te junni bañ ko daan jaaye mool yi nañ leen ko defal juróomi téeméer léegi loolu mosula am ci Sénégal mu ni moolkat yi yéen essence bi ngeen di jënd dafa seer dama leen koy wàññi dama leen di subventionné at mu jot
man président ak sama gouvernement danañu gàddu juróom-ñaari milliards yoo xam ni buñ ko gàdduwul woon ngeen fay ko ci essence bi loolu defal na ko nappkat si ni leen nag dama bëgg yéen jën yi ngeen di napp bu ñëwee fa muy teer mu am fu mucc ay muy ay quai de pêche mu ne ma liggéeyal leen ma mool yépp ay quai de pêche ci Sénégal mu ne ma tàmbalil Yoff demal Ngor demal Bargny demal Ngaparou demal Pointe Sarène demal Potou demal Soumbédioune demal Mboro demal Kafountine demal Goudomp fu ne tabaxal ma leen fa quai de pêche nga xam ni jën yooyu teer buñ ko bëggee exporter du am benn problème looloo tax ren exporté nañu fin novembre chiffre boobu laa am ñaar téeméeri milliards ak fanweer ak ñaar ci exportation ci jën mu ni ma jigéen ñii liggéey ci keccax beeg gejj geeg tàmbajang yeeg yu xeet ci mel noonu dem naa seeti leen gis naa ni condition yi ñuy liggéeyee metti na ci naaj bi la ñuy nekk saxaar si di leen rey salte bi di leen rey tabaxal ma leen foo xam ne dañ fay liggéey te duñu am loolu lépp na am garderie d'enfants na am infirmerie na am ay bureau yu ñuy réunion na am ay four yu génne saxaar bu nu ma defal Bargny defal ma benn Thiaroye defal ma benn Mbao defal ma benn Fass Boye defal ma benn Goxu Mbàcc continuer ma programme boobu bëgg naa mu dañ loolu président defal na ko mu ni financement yi nag parce que gis naa ni ñay liggéey ci jën yi di leen manqué pour ñu mën a cee jot mooy xaalis mu sant ñu financement ñu lijjanti financement boo xam ne am na fan ñi daañu def cérémonie bi 700 millions jot nañ ko jigéen ñi jot nañ mu teg ci ni nag ren jii 2018 dinaa teg fanweeri milliards yoo xam ni jigéen ñi ak ndaw yi ñoo ko moom muy financement rapide kooku mu ngi jàppale askan